asalaamaaleykum yéen ñi di seetaan seen première site d'information au Sénégal muy www.leral.net ñuy def seen émission ma candidat ñu am gan Mame Khary Diène tey sama turandoo moo fi ñëw bu leen jàpp ne dama ko faral de sama baay la rek ñuy waxtaan fii ci leeral ci wàllum politique mais comme ma candidat la ñu wax maanaam jigéen ji nga xam ne moo taxaw di laaj jigéen bi dugg ci politique duñ ci sori damay bàyyi Mame Khary nuyool ak waa leral.net ñu ngi waxtaan. asalaamaaleykum maa ngi déglu auditeurs yi ak auditrices su leral.net di leen jàmmawu muy ñi nekk Sénégal ak ci nekk ci diaspora bi. Mame Khary politique du lu yomb de du lu yomb jigéen ñi dugg ci neexul bu bëgg nga wax ñu ndorteel bi fan la commencé. Khary su fekkente ne damay wax ci wàllu politique damay commencer par tàmbali ak benn histoire bu ndaw bu ma lay raconter. dafa am benn xale bu ndaw bu tudd Farmata juddoo Tamba doon doomu pël Farmata ñu ngi ko dugal école bi muy am juróom-ñaari at Farmata nekk xale bu am jom ndax balaa muy am juróom-ñaari at yooyu fu ko yaayam oo ci uti matt ci jàng togg ci yónnante bi da ciy farlu mu nekk benn jigéen ci fratrie ay góor dong Farmata di def bés bu nekk ñeenti kilomètre pour jàngi dàll yi bu daggee bu yaayam amee xëyrul bu amul xëyrul noonu lay demee jàngi école mu nekk koo xamante ne balaa muy jàngi dina rooti dana jóg 5 heures du matin mu rooti ndekki bu amee fonde mu ndekki bu amul xëyrul yàlla dimbali Farmata bi muy am fukki at ak juróom mu am bagam ba waa ambassade États-Unis ràññee ko moo ko mën a tuddee noonu waa États-Unis ràññee ko ñu bind ko ndax li mu teel a am bac vraiment mu nekk benn exemple Farmata nag fukki at ak juróomam yooyu ndaxte jigéen la ay wajuram ne jàng bi doy na ñu war ko maye de force papam tànnal ko boroom kër boobu di wëllëre papam am 63 ans Farmata daw ba mu dawee ci magam bu nekk Ziguinchor kooku ne du tilimal famille bi du yàq deru famille bi daal di ko indiwaat Tambacounda ñu may ko kookule jëkkër jooju mu am fukki at ak juróom li muy am fukki at ak juróom benn Farmata jël ëmb boobu mën nañ ne alhamdulilah yàlla may na ko ci bakkin mu nekkoon nawet muy taw yoon yi dagg charrette mënu koo jël si waaye téye nañ ko loxook loxo ba mu yegg fa mu war a yegg pour yàlla may ko doom ba mu amee fukki at ak juróom ñaar Farmata jëlaat ëmb waaye boobu de li woon bu njëkk bi du bu ñaareel bi ndax boobu neen doon na xale xat na wasin bi metti na condition yi metti na Farmata doom bi dellu ñu war ko jàppale mu jële ci ay séquelles ay metti du ñuy tuddee fistule benn bën boo xamante ne mu ngi ci suufam ba fu xale bi toog ndax xale laa koy tuddee dafay def ci boppam ñii naan jinne la ñii naan rab la ñii naan dañ koo liggéey jëkkëram dàq ko famille am bàyyi ko te pourtant fistule boobu pour réparer ko daf lay jël lu tolloog 300 000 francs bari na nag lool ci waa àll bi Farmata boobu histoire bi ma leen wax ay exemple dundin la ñu jëm ci ay élection yi ñu jëm ay élection législative la législative mooy lan ña fay toog ñi leen tuddee néegu askan wi donc doomu askan wi ñooy dem toog pour représenter seen askan doon baatu seen askan waxal seen askan li tax jigéen war a dem toog parce que dundinu Farmata boo ko xoolee lépp assemblée nationale da ko war a régler muy lan bu ñu nee école boobu muy dox di sonn bu ñu nee
jigéen ñi bu ñu sonnee di taxani matt di dagg bant yi garab yi donc di yàq environnement bi loolu am na commission permanente assemblée nationale bu ko war a mën a régler ñu ne ci lan ñu ni wàllum santé surtout santé jigéen ñi commission santé assemblée nationale war na koo mën a régler wàllum infrastructure tali yi ak yoon yi ak logistique bi loolu tamit lu ñuy teg assemblée nationale ba tax na dem nañu ba xool dama ni saa bu politique publique maanaam lu état war a def mu ñàkk état defu ko kan mooy njëkk souffrir jigéen ñi la parce que jigéen ñi ñooy rooti gisu leen benn buy rooti muy Louga muy Tamba muy Kolda muy même Dakar jigéen ñi ñooy rooti jigéen ñi ñooy taxani matt jigéen ñi ñooy jàppale jigéen ñi bu problème santé amee dangay gis jigéen mooy ñàkk nelaw ak yeneen ba tax na jigéen ñi war a dem toog assemblée nationale ñi war a toog nag xam ne dañu boot doom la doom yooyu askan wi la ñu war a waxal seen askan défendre seen askan man nag pour wuy la précisément fippu moo ma tax a dugg ci politique man kenn xamee ma politique fukki at ak ñaar ma jóge France ñibbise pour lan parce que damay ne ngénte jot dëj bànneex ci kër naxar ci kër yow am nga benn espèce de déconnexion nekkatuloo ak sa famille nekkatuloo ak say wéjur nekkatuloo ak sa askan dafa metti bu la Sénégal mayee ba nga mun a jàng say wéjur tett la nga dem nekk foofu nag macha allah yàlla ubbil la fa ay buntu nga xam ne am nga ay possibilité dellusee boo ko munee dellusee pour liggéeyal askan bi parce que sinon Sénégal dafay suux politique bi nag yàlla dafa def man li may liggéey ça n'a rien à voir yow xam nga ci dara ak politique maa ngi woon ci wàllum développement mun naa wax loolu wante fipp bi li ko indi ay chiffres ma toog ak ay kilifa ñu may wax Sénégal dellu gannaawam parce que loolu moo am ku ne delluwul gannaaw danga ko dundul mais ñun ñiy dund Sénégal dañoo xam ne Sénégal dafa am recul dafa dellu gannaaw comme te loolu am na nag te ñu xalaat ne ñun mën nañ ci dara te ñu xalaat ne ñu ngi liggéeyal sunu askan parce que tey mun naa wax ne lu tolloog juróom-benni alors 6000 juróom-benni junni ci ay famille ñu ngi liggéey ak ñoom fii ci Sénégal ak ci Guinée-Bissau ci wàllum transformation ak développement ñu ne nag amaana bu ñu toogee fi mbaxane doon benn fi kàddu doon benn ñu mën a waxal askan bi lu si ëpp nag mën a défendre la nga xamante ne ay loi la yoo xam ne dina mën a toogal waxal askan bi. man xaaral ba tey yaa ngi ci sa émission Man Candidat mi nekk toujours ci campagne électorale législative 2017 wax nga ko sànq nga nekk engagement da nga fi mu mel ni yàgg nañ gis jigéen ci politique waaye jigéen bu doon def politique démb ak jigéen bu doon def politique tey dafa mel ni am na lu mu wute ban changement moo am. xam nga bi ñu waxee mbirum parité ñu ne jigéen ñi même nombre bi ñoo war a toog assemblée nationale que góor ñi loolu dëgg la wante mu am jigéen ñu bari ña nga xamante ne téye nañu leen yeewu nañu leen ci bañ a engagé wu ci politique te pourtant ay jàmbaar lañu am nañu ay bàjjenu gox am nañu ñoo xamante ne ñu ngi rey seen bopp ci gox yi ak goxaat yi te loolu mooy politique wax naa ko ci tàmbali gestion de la cité maanaam nan ngay def pour dimbali say gox ak say goxaat ñu nekk ci environnement bu baax boo xamante ne mun nañ fa liggéey mun nañ fa épanouir mun nañ fa dundin bu baax ah jigéen yooyu nag mu mel ni ñi génération bi jiitu dañ leen def parce que dañ fa waroon def kenn mu am ñu bari ñoo xamante ne ñun li ñuy gis muy nag ci jigéen ak ci góor dama ne ay député démissionnaire assemblée nationale bii fi jóge nii juróomi at benn loi moo jóge ci député yi maanaam ñi war a waxal askan bi jëm ci président de la république juróomi at te loi boobu lan la seen changement règlement intérieur bu assemblée nationale kon amul
kenn ku toog waxal askanam loolu doy na waar lu dul ay lu jóge ci président de la république ñu tàccu gis nañ fi sax lu fi mësta xew xeex xuloo tour deret musiba naaru laay ñun nag engagement bi ñu jël dañu ko jël parce que tey dañu ne boo jëlee population sénégalaise ndaw ñi ak jigéen ñi soo leen boole ñu tollu 85%. maanaam téeméer boo jël la cay des ci ay ñu dul ndaw te duñu jigéen day nekk fukk ak juróom loolu bariwul te ci fukk ak juróom yooyu boo dindee mag yi ni ñu leen tuddee 3e âge ak même 4e âge ña cay des doon ay jàmbaar war a liggéeyal seen askan bariwul kon nee nañu tey jigéen ñi ak ndaw ñi ñoo war a tey dundal askan wi te dañu ci yàgg mais bu ñu demee ba étude bi ñuy wax fële ci université de Dakar UCAD ne saa boo jëlee ñeenti jeune nga laaj leen muy nag jeune bu jigéen bi walla bu góor bi nga laaj leen ñaata ñoo bëgg des Sénégal ñett nee nañu dañoo bëgg génn Sénégal donc loolu musiba la loolu mooy yaakaar amatul yaakaar dafa tas Sénégal ñun nag dañoo engagé wu parce que lii nga xamante ne mooy suñu askan daf ñu ñor li may wax moo di bu doon man en tout cas sama engagement personnel bu doon man kese awma problème bu doon man ak sama benn bi ma yàlla dénk amuñu problème bu doon man ak sama ndey ak sama baay amuñu problème tey mën nañoo jóg jël sunu avion dem gàddaay waaye nag bu la yàlla dénk la nga xam mu ubbi ci say bët kii di bàjjen di umpaañ di tànt di ndijaay mënuma leen a gàddu ñoom ñépp ñu dem muy neex Sénégal muy naxari Sénégal lañu yàlla juddoo fii lañu xam bokk ci askanu lébu bëgg nag toogal jigéen ñi toogal ndaw ñi toogal askanu lébu toogal ndakaaru njaay ndax ñoo ko sañc toogal nag ñépp dañoo sonn ci assemblée nationale boo xamante ni ña fa toog ay politiciens professionnels la li ñu bëgg ñun tey mooy assemblée nationale boo xamante ni entrepreneur day toog ndax bu toogee dana mën a wax loi boo xamante ni dina dimbali jeunes yi par exemple ku commencé sa start-up exonération mën a am ba ñetti at dañ koy def Maroc lu tax duñ ko def Sénégal mais loolu di xalaat ci loolu day fekk sa askan ñor la démissionnaire yi fi nekk yow doo xëy absentéisme bu metti bi et bu ma nee démissionnaire mooy li ma leen wax lu ëpp téeméeri loi ak juróom fukk ak juróom yéen benn loi ngeen ci voté seen bopp yéen ñi ci biir loolu démission la loolu trahison la sa askan man noonu laa ko tuddee sañ naa ko xalaat sañ naa ko wax donc tey damay ne vraiment bu entrepreneur toogee docteur toog mën a wax la nekk ca hôpital yi baykat bi toog assemblée nationale jigéen ñi toog étudiants yi toog jeunes yi toog bu boobaa ñun ñëpp mën a joxandoo xalaat ñun ñëpp mën a réfléchir andoo ci lan moo mën a jëmale Sénégal kanam ñu jéem a xool nan lañ koy tënkee ci ay loi yoo xamante ne nag dañuy def lépp pour respecter ko pour que mbir mi dem. ñu mel ni assemblée bi ngay woote mooy assemblée boo xam ne toutes les franges de la population dañu fay daje kenn ku ci nekk ca da ngay yëngatu nga mën ci liggéey ba nga xam ne askan wa nga bokk wala ci métier ba nga bokk ñu mën ci gis seen bopp. maam xarit wax naa la suñu émission ci jigéen ñi la ñuy wax ak ci politique muy ma candidat ba léegi dañuy continuer suñu campagne 2017 législative yi jigéen ñi nag dafa am tur yu leen doon wooye ci parti bu ngeen ko wax ne ñun boo ko xale dañu dee nekkuñu woon soit dañ la naan ndeyu parti bi soit ñu ne mooy jigéenu ki jiite maanaam yow li ñu lay doyee mooy ki nga xam ne yaay mobiliser wala boo demee yaay tàcc te boo seetloo assemblée jigéen ñi fa nekk tamit bu ñu tàcc ñu ngi xeex yéen ngeen di ay ndaw ñoo bëgg andi lu bees ndax jotul jigéen représenté bu baax maanaam wane ne du la jigéen sër bi nga woddoo rek mais jigéen ji nga xam ne ni war nga mën a liggéey lu jar ñun dañu xalaat ne seen borom dafa am lu mënu may man damay wax ne jigéen boo gis elle est multitâche maanaam yow munoo di def benn mbir rek dangay nekk sa kër sax di togg waaye boo maytuwul yaa nga boot doom wala yaa nga am koo teg ca wet ba yaa ngi boyal yaa ngi toppatoo ndax ndox am na ak leneen la sa bopp
day nekk di xalaat di ubbeeku xalaat boobu ak ubbeeku boobu tey jigéen ñi comme nu nga ko waxee ñu leen di nax di leen neexalee xartum ak ñeenti téeméer dañu ci doyal di leen weer si naaj te kenn du ko def yaay ji nga jur kenn du ko def sa petite sœur wala sa grande sœur yaa ngi xalaat yeneen i jigéen ñoo xamante ne ñeneen ñoo leen di jur nga jël leen di leen def noonu dañu ne sang bu mag bi sallallahu alayhi wa sallam da doon wax góor bu tedd rekkee teral jigéen ñun dañu bëgg nag jigéen ñi xam ne waxuma ñooy ndeyu parti mais jigéen mooy ndey si boppam jigéen xamaat valeur am ne xam ne ñett ngi nii ci man li ma gëm ñu ne islam wax na ko góor du mën a xam jamais jigéen ba mu jeex pour lan ndax góor dañu koo sanc ci lëndëm sanc ko ci ndox sanc ko ci biir jigéen kon nag jigéen dafa nekk lu nga xamante ne lu am doole la lu précieux la te fu mu dugal loxoom li ñuy wax on est transversal góor en général boo ko joxee nii lay def ascension maanaam yëkkati ko moom kese ak as tuut lu ko wër mais jigéen boo ko joxee day séddale ñun ñooy séddalekat yi comme loolu am na nag ñu war a xoolaat sunu bopp dem assemblée nationale lu ñu rëy sa askan jox la pouvoir nga war koo toogal parce que nag député yi desaluñu leen dara askan bi desalu leen dara yow bu sa salaire ba ñu lay jox ñu bari am na ko jox la dëkkuwaay jox la dotation essence awma carburant fayloo électricité fayloo sax dégg naa impôt kon yow sa participation bi ñu la daal ndax dañ laa teg lépp pour sa xel féex pour ngay mën a xalaat pour doo stressé non stress bi ñuy wax waaye léegi non stress boobu delloo njukkal askan bi nga waxal askan bi xalaatal ko lu jëm kanam ndax nag réew mii ñu nekk nii ñoo ko moom de mais nag sa nooy doom lañ fiy bàyyi te ku nekk man damay ne dundin livre la livre boobu ngay bind seconde bu ci jàll encre ba ko bind du effacé wu day deñ kon nag teewuñu xëccoo la nga xamante ne ëllëg boo taxawee sa kanamu borom taxaw si say kanamu nawle yow danga am sensu sa vie livre bi nga bind rafet na waaye livre boo xam boo ko liiree liir ko ba fin ba ne waaye man livre bii mbaa perte ma sama temps yàlla ñu ci yàlla musal ñun loolu mooy suñu sensu engagement ñoo xam ne que politique sacrifice la dangay nangoo ñàkk lu bari pour lan pas pour yow defar ngir yàlla ak sa askan parce que nag soo bëggee suñu borom foog nga am nit ñi foog nga liggéeyal nit ñi nga am suñu borom nu mu matee nee na ñu ëllëg day toog ne feebaroon naa mbaa seet si nga ma xiifoon naa mbaa dundal nga ma suñu borom soxlawul leen soxlawul lekk soxlawul naan te du feebar kon bu ko waxee nit ñaa tax mu wax ko te toutes les religions révélées muy bu chrétien bi muy bu jullit bi wax bi benn la li ñuy woote mooy bëggante ci sunu biir ak defante lu baax ci sunu biir lii mooy sensu religion yépp donc ñun comme dañoo gëm dañuy ñaan rek li nga xamante ne tey dugg nañ ci sumb nañ ci askan bi yàlla may leen xol ak ràññee may joxe nag benn message di tàmbali ci jigéen ñi naxaate yi dafa bari ñu jëlaat sunu destin ñun en main xam nga mooy lan mooy bu njëkk bi ñu dem jëli sañu ay carte d'identité am na ñoo xamante ne jëliwuñu de seeni récépissé dañuy ñëw jël si ko seen kër joxaat leen seeni carte seeni kër ñeneen ñi ñu ñuy gëmloo ni carte d'identité yi dana dem ba septembre ku ñuy nax bu bés baa boo jógee ne damay dem voté ji ñu ne la mënoo parce que yaa ngi ci ancienne liste bi nekkoo ci liste bu bees bi na ñëpp taxaw xeex dem jëli seen carte bu ñu jëlee seen carte ba pare sénégalais du fal folle rek la xam assemblée bi moom damaa ñaan askan wi ñu folle ko waaye bu ñu ko follee bu ñu duggee ca urne ba lu ñu leen jox nag nañ ko lekk lu ñu leen jox ñoo ko moom li tax ñoo ko moom du parce que dangaa liggéeyul que ne que yow doo fay impôt gis nga sungufu meew ba ngay jëndi juróomi dërëm ci boutique dafa fay TVA taxe 18%. taxe boobu moom la état di dundee dina dundee leneen loo xam ne da koo leb ci turu askan wi kon bu ñu ñëwee jox la jëlal waaye boo demee ba ca urne ba xalaatal ka nga xam ne
démb ak barka démb mu ngi doon defal askanam fas yéene defal askanam te nag làmmiñ lu muy wax boo si sentiree dëgg balaa sa xol di ko nangu sa xel moo koy jëkk nangu. xam naa ne li mooy nekk suñu dernière question Mame Khary ci ma candidate muy nekk maanaam engagement jigéen ñi ci parti politique yi ku la xam-xam ne yaa ngi bokk parti bi ñëw ACT te ki fi nekkoon na njiitu jëwriñ ñi te Abdoul Mbaye jiite ko ndax idéologie moo leen di dugal ci parti wala c'est partisan danga naan diw sama càmmiñ la rek wala ñoo kon wala ñoo jàngandoo rek nga ñoo jàppale. dafa am ku ma tànnal sama bopp te xamuma ko woon muy président Abdoul Mbaye ak parti bu tudd ACT coalition Joyanti li tax ma tànn coalition Joyanti ak Abdoul Mbaye dafa nekk nit ka nga xamante ne macha allah judduwam da koo jiitu Papa Kéba Mbaye li mu defal Sénégal ñépp ko xam gannaaw loolu parce que mbir mi du juddu sallallahu alayhi wa sallam bi ñu koy tagguñu ko ci ndeyam ak baayam dañ koo tagg ci jikkoom jikko président Abdoul Mbaye doon loo xamante ne nit koo xamante ne dangay defaree sa ndeyjoor sa càmmoñ du yëg mun naa leen wax dara ci moom dama ni dafa nekk nit ka nga xamante ne ba mu nekkee premier ministre dañ koo jox kër Petit Palais mu ne leen lu ma koy doy sama appartement doy na ma lii ngeen di dépenser ci gan yi te mu bari lool ci mbirum hôtel jël leen gan yi ngeen dugal fa milliards yooyu ngeen jox ko askan yi ñu andil ko juróomi oto mu ne lii lu mu doon ñu ne ko protocole bi yaa ko moom en tant que premier ministre mu ne leen man de benn toogukaay laa am benn oto doy na mu jël yeneen oto yi delloo am na lu gën a rëy li gën a rëy xam nga mooy lan dañ koy jox caisse noire am na tey ñu mu tëye de am na ñu mu tëj de ay buñ ko mënoon a taxal moom mu ne leen caisse noire bi soxlaw ma ko jël leen ko ngeen jox ko ñàkk a soxla kooku mooy président Abdoul Mbaye loxo yu sit wet moo tax mani su may engagé wu du parti du par Sénégal benn gaal la bu bëttee ñun ñëppay suux te nag ñu ngi ci suux bu metti waaye dama ni dangay xool ràññee mën a tànn boobu tànn koo xamante ne xel dal na ci moom ci action yu mu def démb balaa tey di ñëw kon kooku gëm naa ne tey bu ñu ko jiitalee danañu wan yoon man tamit nag tooguma ma nekk ci développement wax naa la ko depuis lu ëpp fukki at ak ñaar ci ren mani naa def li ma mën dolli ci li ma xam tey toujours dama leen di wax wàllum entrepreneuriat peut-être si laa gën a xarañ am naa si xel am naa si xalaat loolu laa bëgg défendre bés bu ma yàlla mayoon ma toogal askan wi assemblée nationale mais li may wax la patrie avant le parti Sénégal d'abord tey parti bi ma toog nekk fa porte-parole ñu jox ma wàllu jigéen ñi ñuy nag def ay formation ndax président Abdoul Mbaye ba may dugg ci acte loolu la ma wax wëral gox yi ak goxaan yi nga séddale nga partagé ak ñoom séddoo seen xam-xam may formé ci wàllum saabu wàllum eau de javel wàllum vinaigre bu ñu defaree mango wala bu ñu defaree darkase wàllum ñokk maam def nañ ko mbuur ak laneen mani tey xam-xam boobu mu wooma si man loolu laa mën loolu laay liggéeyee loolu laay liggéeyal sama askan parce que nit ki di nga am rek nga mën a may donc tey jii sañ naa wax ne bu fekkonte ne dama si gis naka su dul noonu damay arrêté pour lan pas pour dem rejoindre beneen parti parce que loolu lu yomb la mais damay arrêté xool yoon bi gën a baax pour Sénégal parce que Sénégal moo ma ñor. Mame Khary Diène porte-parole ACT mais également présidente du mouvement des femmes ACT leeral ko ne ñu lay gërëm si wuyu si biir ma candidat. jërëjëf. waaw madame loo xew sama jëkkër nee na dafa bëgg ñu neexal suñu dund te xaw ma nu may def. demal point des femmes ci leeral point net dina saf sàpp.